Salaamaaleykum mbokk internet yi ñuy seetaan ci Bambey TV. Aujourd'hui parlons politique a le plaisir de recevoir son excellence El Hadj Dia, directeur de campagne de Benno Bokk Yaakaar à Bambey. Monsieur El Hadj Dia ñu ngi lay nuyu di la dalal ci suñu plateau Bambey TV di la bàyyi nga nuyoo nga présenté wu. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ku si nekk ci doom ak santam di dugg kër gu nekk ci Bambey di jox ku si nekk loxo ku si nekk di ko woon cofeel gi mu am ci moom ak yëg gi mu am ci moom ak Bambey gi ñu bokk ñu ma ñooy. ñu ngi lay remercier bu baax si li nga nangoo ñëw ci suñu invitation monsieur son excellence est-ce que mën nga ñoo defal point sur la situation de la campagne Benno Bokk Yaakaar bu Bambey on est à 2 jours pratiquement du scrutin. xam nga yéen moom tey da ngeen am exclusivité bu doy waar. macha allah. ndax en général. moo chargé de communication Ndiaw Kane moo doon faral di def émission yi. parce que dans ma vie aussi c'est la première fois ma def émission politique ndax man su wax ja bëre nekkut man su jëf yi bëre man la point bi may def nekk mooy man de def nañ ma directeur de campagne dans la commune de Bambey et dans le département de Bambey. wër naa commune de Bambey yi à Bambey aussi su ma juumut maximisé naa dugg ci quartier yu bëri ñu ngi def aussi ay porte à porte am nañ aussi ay relais ya nga xam ne aussi ñu ngi def ay porte à porte liggéey bi aussi la ma benn waaye waxoon nekkul liggéey tey nekkul liggéey démb liggéey barkaat démb la. ndaxte c'est une base affective bu ma am moom la convertir à une base politique ndaxte à Bambey am naa 92 turandoo à Bambey. Incha allah ci commune de Bambey rek 92 turandoo. su ma jumut aussi wutal naa liggéey plus de 400 jeunes et de femmes su ma jumut aussi. ci 10 ans yi beaucoup de bacheliers du ma ne ñëpp waaye li si ëpp maa leen dugal ci école formation yi lu mel ni ISEC IPE IPG ñu bëri dugal naa leen si ñooñu ñëpp rek ak kilifa diine yi kilifa aada yi ak mag ñi nga xam ne dañ leen di won yar ak teggin ak ñi nga xam ne dañu am cofeel ak ñi nga xam ne seen baay ak sa baay la woon wala seen mag ak sa mag la woon. ñooñu ñëpp boo ko boolee ak parti bi aussi tous les responsables de la coalition ñëpp nag boo ko boolee loolu moo waneel liggéey bi yombuñu ñu mën a dugg fu nekk facilement ndax aussi dama naan Bambey gi am nañ fu làkk fayda ba nga xam ne soo leen faalewut lijjanti woo leen bàyyi ba soxla leen doog leen a faale am nañ fu làkk fayda teg la fi ni yàq bu tege waaye xam nañ ni lu ma mës a am sama àdduna bokk naa ko waa Bambey xam nañ ne yar gu mu sëkk laa woon waa Bambey moo tax nag ma yaakaar ne bi ma jógee tey pour jóg pour ñaan waa Bambey ci màggaay yàlla ndax yàlla la koy dogal ci kàttan suñu borom pour mu ñu woteel Gana Mbaye dans la commune de Bambey Babacar Ndiaye Benno Bokk Yaakaar dans le département de Bambey moo tax am naa yaakaar yàlla dinañ ko si dimbale yàlla dinañ si dimbale. Merci beaucoup monsieur l'ambassadeur. El Hadj Dia am na un tel nombre de turandoo El Hadj Dia dimbali na un tel nombre d'hommes et de femmes liggéey El Hadj Dia dimbali na un tel nombre de bacheliers à intégrer des écoles de formation. Donc El Hadj Dia est-il confiant vis-à-vis de ces élections-là au soir du 23 janvier est-ce que El Hadj Dia yaakaar na ni listam dina ci génn. man de xam nga damaa jóge Màkka yàggul dara. macha allah. te gëm ne yàlla ay décidé.
te gëm ne yàlla mooy dogal te gëm ne yàlla lim def mooy li gën waaye am naa yëg-yëg ni yàlla may nañu ndam ba noppi yàlla may na Gana Mbaye ndam ba noppi loolu am naa yëg-yëg bi Babacar Ndiaye Benno Bokk Yaakaar am na ndam. El Hadj est très confiant. waaw mais fenn dong laa ko teg. yaakaar suñu borom yaakaar yàlla. macha allah foofu laa ko teg. macha allah c'est très important d'avoir confiance en soi léegi yow nan nga gisee yeneen candidats yi parce que ku jéegi bëri na Bambey ñëpp xam nañ ni il y a 7 candidats kon yéen en face de vous il y a 6 autres personnes léegi nan nga gisee candidats yooyu ak seen programme. lenn xam naa ko si benn mag dafa ma ne barki démb alaaji li tax ma naw la li tax ma fonk la doo wax lu ñaaw doo def lu ñaaw man ngeen baal ma xam naa ne journaliste day bëgg lu tàng lu xumb coow waaye man du ma wax ci nit lu ñaaw loolu dañ ma koo yaraw du suma style su ma ko doon jéemin sax amaan na du sotti li ma wóote woo ma daal mooy dugg naa waxal jàmm gën fa mbooloo ma nga xam ne gëm naa ni bu fekkee ni am na candidat bu nekk foofu ay la yéwén yàlla may nañ fa ndam ba noppi dugg naa ginnaaw laay su wóoree ni am na beneen candidat bu fa nekkit lu mu wóote wóoba mooy Gana Mbaye am na fi ndam dugg naa Léona Nord dugg naa Kër Sakura dugg naa Léona Sud dugg naa Kër Maas dugg naa Kayeen dugg naa Njóobeen dugg naa Joomeen dugg naa Waddeen su ma jiw sax tey damay delluwaat Léona encore damay ñëwaat ginnaaw laay fu ma kàccee bu ma dem dañuy gis les jeunes filles les jeunes garçons les femmes les adultes kilifa diine kilifa aada yi ni ñu may teeroo nga xam ne wallaay amaana sax météo ma ko waaye di ma tatagal fonk ba nga xam ne nee ma sa candidat mi nga xam ne mooy Gana Mbaye Benno Bokk Yaakaar moom la ñuy woteel yooyu nag day wane ni bu fekkee am na yenn 6 candidats it sant bu ma leen ci base bi gisuma leen ci base bi ndax aussi mënoo bàyyi ba soxla Bambey doog a wàcc Bambey loolu mu mënta ne boo xool aussi yenn candidats yëpp aussi wax dëgg ci yàlla nag dégg naa seen programme mais ay programme yu utopique la yi nga xam ne ñu naan rêve débu la di gént ba pare daal di taxaw. d'accord kon yeneen candidats yi yéen a ko déggandoo pour El Hadj Dia baatu na leen ci base bi ba pare. waaw ci kàttan suñu borom. doole yàlla. màggaay yàlla. dinañ am ndam Benno Bokk Yaakaar dina am ndam. Gana Mbaye dina am ndam au soir du 23 janvier 2022 ci kàttan suñu borom màggaay yàlla. incha allah El Hadj Dia seetlu nañ ni foo dem mbooloo mi macha allah foo dem mbooloo mi wuyu si la El Hadj wax nga dem nga tel koñ mais foo dem mbooloo bi wuyu si la El Hadj lan mooy sa secret. gannaaw yàlla. secret bi ma am mooy mbubb bu rafet sax su ma ko amee Ndakaaru Bambey gi laa koy sole koppar sax as tuut su ma ko amee Ndakaaru Bambey gi laa koy bokkal emploi des jeunes su ma si amee opportunité ku dëkk Bambey lay jël financement des femmes su ma si amee opportunité jigéen bu dëkk Bambey lay dugal ba pare aussi fonk kilifa diine yi ndax Bambey kat da ngay fonk kilifa diine yi Bambey dëkk kilifa diine yi la boo leen fonkee wormaal leen respecté leen ñu fonk la suñu taalibe fonk la waaye am sutura man yàlla daf ma dimbalee du ma xaawee sutura su ma la gisee sax amaana nga def naka sud noonu mën naa la woo ci biir ruq conseil la nee na defee ko nii waaye du ma xaawee sutura Bambey bëgguñu koy xaawee sutura nekk ci internet bi di saaga nekk ci Facebook bi di saaga guddeeg bëccëg ka téléphone ba nga yor sax jajarul 10 000 francs connexion ba nga yor 1000 francs la bu ko jàppee ngóora yaa ngi nax sa bopp du ngóora loolu ku koy def kilifa diine duñ bëgg ci yow Bambey aussi duñ la faale. d'accord El Hadj dégg nañ bu baax sa secret pour mobiliser les foules à Bambey sa secret pour nit ñi ñëw wuy si la El Hadj lan mooy sa projet vis-à-vis de Bambey et des Bambeyois à long terme. à long terme. mooy li nga xam ne président de la république nangul nañu ko. mooy am nañ 60 kilomètres de route ya nga xam ne. ci 2022 bi lay dugg. li ko jëlee marché
le projet yi taxaw ba noppi la. dem ba Kër Sakura. tali boobu taxaw na. budget bi mi ci BCI bi. li ko jëlee marché. jël tali wax a jàmm bi yàq woon. ba ci guy ya boobu pare na. li ko jëlee teen seega ñëw ba ci biir ginnaaw laay ba ci guy ya boobu aussi taxaw na. quartier yi nga xam ne aussi amuñu làmp projet lampadaire yi nga xam ne président def na ko fi mu jaaree ko ci le maire Gana Mbaye dañ koy décentraliser yokk ko pour mu wër commune de Bambey wër département de Bambey bi yëpp. suñ fa jógee aussi président de la république nee na dafa bëgg 3750 jeunes ñu dugal leen dans la fonction publique 3750 jeunes encore ñu jox leen ay financement direct loolu it dañ ko ciy sant bu baax a baax lépp ci budget 2022 bi la. donc Gana dafa am ay projets à long terme pour jeunesse bi pour yoon yi pour yeneen ak yeneen en partenariat avec El Hadj Dia mais El Hadj yow yaay directeur de campagne commune ak département est-ce que cela veut dire que Gana tey jii moom mooy leader Benno Bokk Yaakaar bu Bambey leader principal. El Hadj mën naa la bàyyi nga formuler sa question. Est-ce que tey jii yow yaay coordonnateur départemental ak communal bu Benno Bokk Yaakaar donc est-ce que tey jii El Hadj Dia mooy leader direct bu coordonnateur direct bu Benno Bokk Yaakaar bu APR bu Bambey. xam nga man nag dama xëccoo daraja. man duma xëccoo naa maa jiite kee déedéet. li ma wóote wóor ma mooy. le candidat de Benno Bokk Yaakaar dans la commune de Bambey en l'occurrence monsieur Gana Mbaye. L'autre candidat de Benno Bokk Yaakaar dans le département Babacar Ndiaye de Nangalma isolément ku si nekk da nga maa tànn sa directeur de campagne président daal koy validé. président nag dafa na ma la nga xam ne du ma xëccoo daraja ndax guddi yi ay la yéwén bu ma jëlee daf ma ambassadeur muy ndamu Bambey ku ma fekk ma naan maay coordonnateur départemental ak communal loo may wax li ma ñor ba ñoon mooy luy jëmale Bambey kanam li ma ñor mooy projet yi nga xam ne président da koo am pour Bambey projet yi nga xam ne Gana da koo tàmbale te am ko pour Bambey nu ñuy def ba yàlla mi nga xam ne moom la koy buur yàlla may Gana kàttan may ko ndam au soir du 23 janvier bu ñu si àggee nag ñu naa leen may doon exclusivité bu boobaa dinañ doog a xam kan mooy coordonnateur APR wala Benno Bokk Yaakaar waaye guddi yii loolu du samay ambition samay ambition mooy wax ak waa Bambey seetu waa Bambey wan leen yàlla bu ma sëkk ak teggin du ma def benn écart de langage ba nga xam ne dañu ma siy jëppi ba yàlla may ñu ndam waa Bambey watal Gana Mbaye kon yow benn kii nga am benn désir nga am mooy au soir du 23 incha allah que ce soit El Hadj Dia le leader que ce soit Gana Mbaye le leader que le gagnant soit dans la commune de Bambey Gana Mbaye dans le département que ce soit Babacar. yaa ko laal su ma yéene mooy. Gana Mbaye gañe ci màggaay yàlla kàttanu yàlla. doole yàlla. ci commune bi. sama yéene mooy Babacar Ndiaye gañe ci département bi ci màggaay yàlla doole yàlla. loolu yëpp nag damay féliciter bu baax a baax Gana Mbaye Gana du xaste te pourtant yeneen candidat yëpp a ngi xaste Gana du xuloo te pourtant yeneen candidat yëpp a ngi saaga Gana ku bëri kessa la te pourtant yeneen candidat yëpp ñàkk kessa nekk ci Facebook bi nekk ci internet bi di saaga ay doomu aadama teguñu ko fenn ñu nekk xulowuñu xeexuñu dañoo fonk kilifa diina dëkk bi kilifa aada yi ak mag ñi di ñaan yàlla ci kàttan suñu borom màggaay yàlla ci au soir du 23 janvier incha allah 2022 Gana Mbaye am ndam loolu nañ ñaan yàlla ci yar ak teggin ci nañ ko wékk. incha allah
Inch'Allah ñu bàyyi la nga wax sa dernier mot te nga tàggatoo. Sama dernier mot mooy di remercier le président directeur général Bambey TV Mamadou Ndiaye ndax Mamadou Ndiaye nit ku gëm boppam la ndax aujourd'hui quoi qu'on puisse dire il a été le leader du Bawol, c'est Bambey TV. Aujourd'hui quoi qu'on puisse dire Mamadou Ndiaye s'est sacrifié avec ses maigres moyens ba taxaw lii nga xam ne amul kenn ku ko si fekk si loolu aussi ñuy woo waa Bambey yëpp ñëpp taxaw ko si jàppale ko si fi may tënkee aussi mooy benn bokk yaakaar bulletin bu marron bi la bi nga xam ne dafa am bopp fas bi bu leen ko jaawale bopp fas bi la maa ngi ñaan waa Bambey góor jigéen mag ndaw ñu wooteel bulletin bu marron bi te am bopp fas bi militant ak militantes yi sympathisant ak sympathisante ak ñi nga xam ne politique gu ñu seen yoon nekku ci politique maa ngi ñaan ñëpp bu kenn xuloo bu kenn xeex le jour du 23 janvier ñu sangu ba set dem ci une ya dugal beige marron bi te am bopp fas bi loolu maa ngi koy ñaan waa Bambey yëpp di ñaan yàlla aussi yàlla mel ñu ndam ci màggaay yàlla doole yàlla kàttan yàlla. Ñu ngi remercier monsieur l'ambassadeur itinérant di la jaajëfal ci ni nga uyoo macha allah di joxe rendez-vous si beneen émission parlons politique ak beneen invité incha allah merci à tout le monde. Merci.